Sen Télé, la télé dans votre poche. Asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Taïba Ndiaye bi je m'appelle Modou Ndiaye maa ngi tudd Modou Ndiaye commune Taïba Ndiaye nekk président taxawu Taïba. nekk président taxawu Taïba donc nag ñu am benn collectif boo xamante ni moo ëmb mouvement yi nga xamante ni ñoo nekk ci commune bi yëpp léegi nag xeex bi dem na lu mat 1 an ñu nekk ci la diplomatie di négocier. À chaque fois bu ñu waxee monsieur le maire mu ñëw négocier si bu fekkente ne panne am na Aquatech du nangoo intervenir monsieur le maire moo daan jël xaalisam ñëw di réparer pompe yeeg affaire yi ci am yëpp. Et là aussi ça ne peut plus continuer parce que li ñu bëgg mooy lan Aquatech li ñu wax dafa leer rencontré na le directeur par son incompétence et par son ignorance et par son médiocrité par sa médiocrité wax na ni. ñoom extension du seen domaine de compétence kon léegi ñi nga xamante ni mooy dëkk yi dëkkuwaay yu bees yi nu ñuy def léegi ba am ndox. kon ñoom daal depuis leur présence wut si xaalis ñoom wut si xaalis lañ fi indi. donc depuis leur présence ici kenn ñëwul la branche la ci réseau bi parce que ku branche ne di nga joxe 109 000 francs c'est ce qui est anormal. et te 5 000 francs la woon te booba problème yi am fii mosu fay am problème yi am actuellement nii ñi yoroon gestion forage bi. actuellement ni problème yi ni rencontré amuñu ko woon bu njëkk kon léegi noonu lu ñu bëgg mooy Aquatech dem bàyyi ñu suñu gestion bopp ñu gérer suñu forage bopp. ñaata village ñooy dund coono woowu. actuellement mën naa ni Taïba Ndiaye bi yëpp commune Taïba Ndiaye bi yëpp ñooy dund coono boobu amul benn exception bu ci am. nee naa leen bu leen fi tegaat seen tànk monsieur le président la ñuy waxal monsieur Macky Sall Aquatech bëggatuñ koo gis ci suñu commune. à partir d'aujourd'hui bu ñu ko gisee après lu ci am moom nañ ko donc bu passé lii li ñu bëgg a def mooy lan li ñu bëgg a def mooy lan am nañ benn comité technique bu fi nekk am nañ ci tamit aussi benn comité de finance bu fi nekk de gestion aussi bu fi nekk pour ñoo xam ne pare nañ actuellement nii pour conduire donc gestion forage. Après tamit lancé woon nañ pétition déposé nañ ko ci maire bi donc ça veut dire que population bi moo ñu defloo te lii ñun bañuñu ci dara bañuñu ci tax ñu tëj ñu fu fépp lu ci bëgg a population bi la ñuy liggéeyal te lii jàpp nañ ni jaamu yàlla la moo tax ñu koy def. seen maire tamit ngeen gis ne ba léegi gisagoo leen ko seen wet. actuellement nii maire bi rencontré nañ ko mais mënu jël benn position parce que moom wax na lu leer Aquatech directeur Aquatech wax na ci kanamam moom booba sax mën naa ni boobu la war a jël décision bu leer parce que bi mu ne extension. moom du domaine de compétence am loolu rek mënoon na ko ne sëñ bi yow lii jël say bagage nga dem sa yoon mais bi ñu génnee lu mu wax mënumaa jël position ñun nag amuñu problème ak monsieur le maire kin amal problème mooy Aquatech nag génn xajal ñu suñu commune ñun ñu gérer suñu gestion forage loolu rek lañ koy wax ñoo koy lancé Sénégal bi yëpp. merci beaucoup waaw. dañu rencontré kilifa gox bi muy le maire Assane Ndiaye déception bi ma njëkk a am. mu ni ndox mi du domaine de compétence am domaine de compétence su état la kat mooy état ci commune Taïba Ndiaye ku dul la monsieur le maire Assane Ndiaye taxawati ak ay collaborateur am ni fi ma campagne fépp musuma taxaw population bi wax leen problème mu ndox ni dinaa ko faj muy loo xam ni du dëgg man ak ñoom ñoo nekkandoo woon ci terrain bi fu ñu taxaw problème mu ndox dafa yàgg commune Taïba Ndiaye ñuy dig population bi buñ fi toogee dañuy saafara ndox mi parce que président de la république bi muy jël initiative di jox Aquatech ndox mi mooy population yi mënuñu woon gérer seen bopp à l'exception nag Taïba Ndiaye heureusement ñi fi nekkoon ñu ngi doon ñabal seen forage ba di am ndox bi fi Aquatech 35 villages yëpp doon am ndox bi Aquatech ñëwee ci la ñu commencé benn gestion moo fi nekkoon benn comité de gestion ñu ngi doon am ndox ak maire bi fi nekkoon di leen jàppale mais depuis bi Aquatech ñëwee boobaak léegi commune bi moom fépp kenn amatul ndox man sama kër je prends l'exemple sur moi boo demoon tey Ndomor depuis 2 ans ngi nii sama robinet ubbiwul. mais est-ce que yenn saa yi doo leen poser wu question parce que bi ngeen di jooytu wàllu ndox mi yàgg na. wax ak waa Aquatech mais daa mel ni kilifa yi dégluwuñ leen lan la Aquatech mooy kan. Aquatech man ni ma jàppe dafay ñëw pour wut xaalis ñëwul pour jàppale askan wi ki nga xam ne da nga toog ak moom mun la sama yoon nekkul ci extension. man naa ñëw def ay facture réseau bi ndax baax na réseau bi baaxul man loolu sama yoon nekku ci kooku dafay ñëw dafay nax état te xam nga état man ci état laay liggéey état day fay après service effectué ban service laa sekk ak Aquatech mu jox ma ndox
mais bu ma joxul ndox nañ lañ may woowee naan ma fayal ndox di lancer appel les chefs de village yi nga xamante ni duñ ci bañ dara ak waa Tega ngi ànd ak ñoom xam nga neexal lañ leen jox xam nga leen luñ leen jox dañuy wër ci population bi naan fay leen duñu fay tey duñu fay ëllëg comité bi ñu fi samp nag comité bi ñu fi samp dinañu fexe dugg ci population bi waxtaan ak ñoom gérer suñu bopp forage bi def suñuy facture nit ñi fay ñu jox leen ndox parce que bala ngaa laaj nit ki da nga koy defal benn service ba pare Aquatech service yu jox ñu ndox la joxuñu ndox man sama kër 50 000 francs lañ ma indil facture ma koy wax ñu ne ma non air bi la man Aquatech jaayuma air ndox la may jaay bu ma doon jënd air ca yàlla laa koy jënd te dama ko may gratuitement ma ko ci sax du ma ko jënd ok jërëjëf. ànd ak xale yi ci xeex bi nii xeex ndax li ñuy dund metti na benn boo tegoon sa paan di root tey bala ngaa am ndox da ngay teg ban toog di ko xaar kon Aquatech si liggéey mënuñu koo gis ñaareel bi facture bi boo daan fay benn ñette na kon yaakaar naa ni suñu njaboot gi dinañ leen soutenir suñu borom kër yi ndax ñoom la ñu am rankoo ñu baadoola mënta siim cerey buur nan ko wax te dee ut xaalis rek la ñuy def ci suñu kaw ñun amuñu xaalis bu ñuy joxe ba ñu nekkee Taïba Ndiaye ba léegi ñu ngi fay suñuy facture mosuñoo am problème kenn mosu fee dégg problème ñàkk a fay facture ba ñu ñëw fay facture yi tey lañ ko gën a mën a fay waaye nag à condition que ñu am ndox mu baax Aquatech si den yoonam bàyyeewaat ak suñu forage ni mu meloon ndax boobu kat ñi ngi sikkal ak xasal bañ fi nekk amuñu woon problème ñu ngi doon am ndox mu sell di am ndox ni mu ware te facture yi seerul woon waaye imaginer tey nga yor sa doom mu am parcelle am war a dem liggéey ko ñu ne ko bala ngaa xëcc ndox da ngaa fay ñaar fukki junni te junni nga daan joxe ñaar fukki junni yooyu kay xanaa wax dëgg yàlla mat na tonne ciment ba xëcc na yéegal na benn néeg kon bu ñu sonal nañu xool li ñuy dund dafa am loo nga xam ne dafa metti bu ñu toog fi ñu toog rek yaakaar ne askan wi li ñuy dund dafa neex metti na ku man di doon rek xamal ni metti na parce que loo nga xamante ni si da ngaa ñëw rek teg sa ay argument boo rek ne bu ñu ko fayul xoolal luñ ci bañuñu ko bu boobaa nag bala ñoo yóbbu benn xale maire yi jiitu bañuñu ci dara pare nañ pour lépp ñoo ci kanam ñooy jiitu xale yi topp suñu ginnaaw ku man di ñëw rek ñun ngay fekk ci kanam xale yi topp suñu ginnaaw mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu damay présenté wu d'abord man Alaaji Malick Mbeng laa tudd dëkk Taïba Ndiaye nekk doyen damay gërëm d'abord xale yi bu baax a baax ndax daf ci am loo xam ni man maa leen ko mën a wax ndax ñun suñu forage bi 1981 la ñu ko amal 1981 ba 2017 bi nga xamante ni kii ñu lëjal tey moo ñëw te moo waral lii te ku xool lii xam ni mobilisation bi xam nga ni population bi nangootuñu te duñu ko nangu Aquatech di fi continuer suñu liggéey bon loolu su ma leen ko di wax mooy 81 dañu amal forage bi comité de gestion yi ko yoroon jaar fi di ko gérer correctement mosuñu am benn jafe-jafe ak ñoom tey maa ngi dégg ñuy wax dañu amee Sénélec 60 millions 110 millions loolu mosu fee am ci ñun gérer nañu ko ba ni ma am si mosuñu am problème ak Sénélec kon tey suñu demee ba ñu naan Sénélec Aquatech da koo ameel 60 millions loolu day wane ni Aquatech cuune la li ko fi andi mooy defar suñu commune taxu ko fee andi yàq moo ko fi taxal andi léegi nag. kon li xale yi wax ngeen wax. ñun mag ñi li ñu xale yi wax lañ wax ma ni maa fi représenté mag ñi combat bi ba mu commencé ba léegi maa nga ca musuma deltu ginnaaw te duma deltu ginnaaw incha allah léegi si nii xale yi formé nañu comité de gestion bis ni ki tey dañu fas yéene nangu suñu ndox loolu la ñu bëgg dootuñu fi nekk léegi di maslaa mani kon seen ndox mi ku leen ko jox ngeen gérer. dañ kuñ ko jox gérer ko suñu bopp ndax am nañu ay xale yu set am nañu ay xale mani déglu leen am nañu ay xale yu am xam-xam yu set loxo mën nañu gérer suñu ndox moo tax ñu bëgg ko jël ci seen i loxo delloowaat ko ca fa mu nekkoon ñoo ngi interpellé nag ndax dégg naa chef de village yi ñoo ngi wër ci biir dëkk bi di wax nañ fay facture ndox yi ndax dañoo waxoon boycott. yow doo fay. kenn fayul actuellement ñi fayul li tax mu woote li tax ma dégg chef de village di woote mooy ñi fayul moo ëpp fuuf ñi fay moo tax actuellement ñuy woote waaye dañ leen di wax ñoo ngi leen tontu ñu leen fay ñu tey fay ñu suba à condition que suñ dee fay nañ dem fay commission bu bees bi parce que lu weesu tey dañu def ay bureau parallèle pour dem di fay suñu ndox jéem a nanguwaat suñu ndox loolu nag ñoo ngi ciy interpellé le maire ki nga xamante ni moom lañ fal ñoo ngi ko ciy interpellé na jóg taxaw wax ci bala muy ëppi loxo loolu lañ ci wax asalaamaaleykum wa rahmatulah ba ñuy fay air moo am ndox amul
ndox amul air moo am kenn du fay air. Sen Télé, la télé dans votre poche.